jërëjëf bu nu sante yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad ñu ngi nuyu réew mi di nuyu waa Sénégal di nuyu nag ahlu làmb ndax lii lépp sport moo ko waral muy wàllu làmb tey ñu ñëw fii ci nga xamante ni tey mooy kër Ama Baldé di kër gi nga xamante ni yaakaar naa ni kenn du ñëw di laaj kan mooy Ama Baldé parce que Fallaye baayam Souleymane Baldé magam ñu bokk ndey ak baay tey nag ñu war a def lu spécial ci wàllu làmb ndax nag am réew boo ci dëkkee da nga war a def la réew may def wala nga wax la réew may wax wala ngay doxee na réew may doxee ndax li yàlla sunu borom dogal muy mbas mi fi dugg di coronavirus di feebar bu doy waar lëmbe réew mi lëmbe àdduna ñu ñaan ci yàlla sunu borom yàlla na ko fi yàlla jëlee bu yàlla dogalee tey kilifa gu toll nii ñëw muy Aly Ngouille Ndiaye ndax biteel bu ne lam def la sañ bay xeeñ kii nga xamante ni tey moom la yabal muy chef de cabinet Bassirou di sama mag di sama xarit tey bu ma ko fekkee fii dinaa am fier pour waxtaan ak moom ci wàll wi nga xamante ni moom la yàlla dogal fii ci kër Ama Baldé kon xam naa dañ koy delloo kàddu gi rek mu nuyoog waa réew mi waxtaan ak li nga xamante ni tey moo nu fi indi sëñ Bassir maa ngi lay ziar bu baax. waaw ñoo ngi lay ziar bu baax sëñ bi di nuyu waa Pikine di nuyu waa réew mi yëpp li ñu fi indi tey xaj na mën naa wax ne Ama Baldé la. boo gisee lu ko waral dañoo tànn bis di def lancement lutte contre la Covid-19 te ñu tànn le ministre Aly Ngouille Ndiaye comme parrain moo tax mënu ma woon lu ma mën def naa ñëw fekkee lancement bi ñu kontaan si trop nag di leen si remercier parce que Sénégal bëri na nit mais bu ñu ko choisir xëy na dafa am lu tax ay qualité am ak ay compétence am moo tax te bëgg aussi réewam moo tax li ngeen di def defu leen ko Ama defu leen ko kenn pour réew mi la Sénégal mooy période bi ñu toll mbas mi métti na trop xam nga secteur yëpp la affecté te ku wax secteur yëpp yaakaar naa ne économie la ñuy njëkk a xalaat te mën na sooxe wax nañ ba sonn nag rajo yëpp nga wax mais tey bu ñu jëlee un leader d'opinion ku mel ne Ama Baldé ñu ñëw pour mu lancer benn message mën nañ si am yaakaar si jeunesse bi parce que affaire bi feebar bi démb rek nombre de morts yi bëri na te si bi si ne si gannaaw aussi bëri woon na mais loolu lépp pour éradiquer ko am na lu ñu war a def mooy ñu respecter les mesures barrières loolu bu ñu koy wax masque lañ si njëkk xalaat ak di raxas say loxo foo mën a toll te aussi rassemblement yoo xam ne mën naa ñàkk ñu éviter ko loolu bu ñu ko defee yaakaar naa ne dañ mën a aarale suñu bopp aarale suñuy njaboot aarale ñeneen ñu bëri bu ko defee suñu économie nekkaat sur le bon chemin te loolu am nañ si yaakaar donc ñoo ngi leen si gën a exhorter que fu message bu mën a jàll na fa jàll muy si mosquée yi muy si école yi si jaamukaay yi fu mu mën a nekk daal am nañ seen yaakaar te yaakaar naa lii rek yëmut Dakar kese bu ñu paree ñoom le président dana wax fépp fu ñu war a dem en tout cas daal xam leen ne mu néew mu njëkk di ministre Aly Ngouille Ndiaye mi ngi seen gannaaw te di leen remercier bu baax Sénégal gi ñun ñëpp si bokk xëy na loolu laa si waroon seen dëkk question bi rek mooy lu mel ni làmb tey li ñu def ko te c'est pas la première fois bi affaire bi ñëwee am nañ boole nañ seen démb ak seen Dakar dem ci ministre de la kii nu mu tuddati santé après Ama Baldé ñëw xalaat loolu ñëw confirme war ko confirmer tey ñu def bayaan bi pour que démb adduna bépp yëngu ci wàllu làmb lan ngay wax mbër yi ak ban encouragement nga leen di jox. waaw message mooy mbër yi dañoo bokk ci réew mi te xañ na fañ leen dëkkaloon bu yàgg ak léegi du benn làmb dafa am évolution donc yaakaar naa ne ñoom mën nañoo nekk un facteur de développement ci secteur bu ne parce que lii Ama innové dafay ñëpp war na see jàngat parce que mbër fañ leen doon yaakaaree xañ na àgguñu woon foofu wala dépassé nañ léegi foofu mbër acteur de développement la donc moom te mën na inciter yeneen xaritu mbër mi ñu def lu mel nii secteur bu nekk bu ko defee Sénégal ku nekk boo si indee sa participation yaakaar naa ne lépp mën na fee génn te mbër yi xam na ne xale yi ñooy ànd ak moom te xale yi xam nañ ne ñooy vecteurs yi message bu ñu bëgg lancer dañ ko lancer te loolu yaakaar naa ne loolu laa amoon si lu kàddu yu may sànni di remercier encore une fois ñëpp di remercier sama frère yi ñoom Ndiaga ñoom président Ama Baldé ñoom ñëpp ak waa Pikine particulièrement lii xëy na day door rek mais xëy na am na yeneen jéego yoo xam ne bu ñu fa jógee
ama mën na ko dox. jërëjëf ñoo ngi remercier bu baax. jërëjëf loolu am na solo président ñu ngi lay nuyu bu baax. jaajëf maa ngi leen di delloo nuyu di leen sant ci seen déplacement bi ngeen def te xam ne déplacement yombul temps bi moo précieux. fi mu ne kenn amul jot. alors ñiy wax rek ne ginnaaw bi ñu nuyee ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp lii nga xam ne moom la ñu dëgmal te Ama Baldé jiite ko nekk suñu leader bu écurie Pikine Falaye Baldé mënuñu dul di leen remercier ci seen déplacement quoi te Ama boo gisee mu initier lii ak écurie Pikine Falaye Baldé dafa xam mbooloo mi topp ci ginnaawam te toog na fii ba tey wax bureau bi que ne gars yi niñ ko bëggee ci biti moom noonu la leen bëggee te bëggul ñu gaañu mënul seetaan bu sañoon day dem kër ku nekk yóbbu fa li mu fay yóbbu mais nag àdduna moo demee noonu ce qui fait que bi ñu dëgmalee lii ba léegi dañ ci def ay décisions yu bëri avec le bureau ñu ne ñan la ñu war a cibler pour jox leen ndimbal li lu nekk wax nañ ko ba finalement on est tombé d'accord ci écoles yi d'abord les écoles publiques suñu doom yi suñu sët yi suñu jarbaat yi nga xam ne ñoo fa nekk ay xale la ñu xamuñu dara bu ñu demee gisanteeg seen directeurs yi expliquer leen mun leen jébbal lii à part écoles yi daara yi tamit gis ngeen ni mu mel au Sénégal defe naa sax foofu la ñu war a njëkkee parce que tout le temps yaa ngi leen di gis ci mbedd bi xamuñu fu ñuy dem xamuñu lu ñuy def xamuñu lu ñuy laal xamuñu lu dul laal. muy daara bu ñu fa jógee dem ci mosquée yi après les mosquées église yi parce que ñun ñëpp benn lañ ci yàllaa ko wax donc foofu daal la ñu nekk pour le moment Bachir dafa wax lépp Bachir a tout dit ci sensibilisation bi nga xam ne moom la ñuy waaj a def ñu ànd ko nag ak suñu parrain nga xam ne ñoo ngi koy remercier fa remercier yem ci xel bi mu ñu xelal lim ñu toppatoo lim ñu encadré di ko ñaanal yàlla moo xam fan la bëgg a àgg yàlla ko fa yàlla àggal parce que seetaanuñu benn yoon encadré nañu conseillé nañu bas bi mu ñëwee aussi feddali na loolu conseillé nañu teg nañu aussi ci yoon te loolu rek la ñuy séntu ci ñoom parce que ñoom mënuñu dem sans ñun mais ñun tamit mënuñu dem sans ñoom loolu moo waral alors ñu bëgg a def gestes yi à travers les écoles les mosquées les daara ak les églises. On va faire Inch'Allah Bignona, on va faire Ziguinchor, on va faire Sédhiou et on va faire Kolda pour terminer nag ci suñu parrain à Linguère mu dalal ñu wax ak moom mu wax ak ñun ñu xamal ko ne ko lii lan la waxoon ne moom la ñuy def te def nañ ko bu ko defee ñaan yàlla tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin kenn bañ a manqué dem ci jàmm fekk jàmm dellu si jàmm fekk jàmm noonu rek la mbir mi demee voilà. loolu am na solo Ndour kon yaakaar naa ni ñu ngi àgg ci cappaandaw gi comme li kilifa gi wax dégg nga ko sëñ Bass président li mu wax dégg nga ko mais aussi ñun li ñu ci dolli mooy li nga xamante ni tey moom la presse bi def ci wàll wi nga xamante ni heure bi jot na ñoom ñu ñëw couvrir leen ci loolu. c'est ça. waaw góor gàtt na nag waaye ko deful dara presse bi ko dégg. ñu bàyyi xel xale yi. ndax vraiment seen liggéey rafet na. dëgg la te ñu jar a remercier lañu waaye ñu jar a jàppale lañu. dëgg la ci li nga xamante ni mooy motivation bi ñu def nii. mel ni Lutte TV. Fekh TV. ak yeneen médias yi ci des. ñu lan nga leen di wax ak loo leen di encourager ci seen liggéey. waa xam nga olof def na jërëjëf du fay. wante neex na ci xol. olof moo ko wax jërëjëf du fay wante neex na ci xol donc ñoom lii ñu nekk nii ñun d'accord léegi ay retraités lañu on a plus de 60 ans ñoom fi ñu jaar nii ñun jaaroon nañ fi bi ñuy nekk jeune. Moi qui te parle man j'ai fait 40 ans de service. 40 ans de service maa ngi jël sama retraite fin 2019 ñoom kon dañ leen di may rek ci suñu expérience. lépp looy liggéey nga teg ko ci yoon lépp looy liggéey
nga seet ki la ko jox xam nga ki la ko jox mooy kan Maulana boo xoolee loolu ku la fa xoos wala mu joxañ la wala mu pàdd la da ngay muñ te xam ne muñ nag mooy saar bi nga xam ne moo gën a naqaree tare gën a naqaree appliqué te yàlla moom la gën a bëgg nag muñ d'abord parce que jeune tey yi yaakamti nañ de promotion yaakamti nañu ku leen dolli mais lépp waxtaan la te nag ni nga koy amee mooy toppal sa chef de service rek sa chef de service sa responsable de service bu la gërëmee mais directeur bi gërëm la fin d'année bi bu ñëwee ñu récompenser la mais jeunes yi tey nag li ma ci xaw a jaaxal rek dañu bëgg a ji léegi mu sax léegi ñu lekk léegi loolu nag man gisuma ko fenn quoi moo tax boo leen di conseil rek da nga leen di wax loo xam ne mën na nekk d'accord tool bi boo ko béyee ba mu ñor am nga droit nag mossi mais yenn responsable de service yu bëri ñoom defe nañ ne bu gars yi béyee ba mu ñor rek ñoom ñoo ko war a féetewoo nañuy gestu jeudi di leen gaaw a jox li nga xam ne moom la ñu moom balaa ñuy takk brassard rouge. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim donc gars yi kenn ku nekk ñoo ngi lay nuyu fii sa tur ak sa sant di leen jaajëfal ci li ngeen wuyu si ci li écurie Pikine Falaye Baldé nar a dëgmal muy lan xeex ak li nga xam ne moo fi nekk te ñëpp xam nañ ko muy Covid 19 bi nga xam ne sonal na ñëpp ci kaw loolu la ñu ànd ak suñu leader muy Ama Baldé pour organiser journée yu mel nii wàcc ci école yi ak ci daara yi ak ci jumaa yi ak ci grand place yi pourquoi pas pour def suñu participation ci feebar bi nag ñii dañuy laam-laamee ñii naan am na ñii naan amul ñun li ñu gëm mooy am na te suñu écurie dañu bëgg ñun suñuy supporters ki nga xam ne moo nekk suñu boppu écurie aussi di Ama Baldé bëgg ay supporters am te bëggul ay supporters am ay problème wala ñu gaañu ci kaw loolu moo tax ñu ne dañuy lancer journée de sensibilisation wàcc ci école yi wax ak directeurs yi def ay démonstration ak les élèves yi nga xam ne suñuy sët lañu ak suñuy doom ak suñuy jarbaat parce que xale xamul dara loo ko wonul xamu ko bu ñu demee ci seen kilifa yi nag ñu seen directeurs yi ak seen responsables yi seen maîtres yi bu créé bu ñu defee ak ñoom ay démonstration buñ ko tàmmee jeex na ci kaw loolu moo taxoon ñu woo la presse pour wax leen ne ñun li ñu war a def yëpp muy sensibilisation au niveau des institutions départementales dinañ ko def commencer ko à partir de maintenant les écoles primaires la ñu ciblé les mosquées les églises et les daara te ku nekk xam na ne foofu ay xale ñoo fa nekk te comme ni ma ko waxee xale yooyu suñuy doom lañu ak suñuy jarbaat ak suñuy sët donc ci kaw loolu je sais pas s'il y a des questions à poser pour les journalistes ku ci am question booy laaj nga wax bu ko defee ñu tontu la par rapport à cet événement. S'il n'y a pas question aussi, on continue. Donc nous allons démarrer cette journée dans le département de Pikine. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà, très bien. Xam nga tu as bien dit que ne Ama mooy tête de file écurie Pikine Falaye Baldé mais ci écurie bi la bokk te ñun ñi toog fi yëpp ñun nous sommes le bureau de l'écurie Pikine Falaye Baldé. Moi qui te parle, je suis le président, le secrétaire, tout le monde est là mais empêchement day am
te affaire u làmb la ñëpp xam nañ ko am loo xam ne moo ko téye boobu ba tey maa ngi ciy insister ci loolu mais dan ma ne ñoom pareeguñu lu ñu pareegul nag le président ne peut pas prendre le risque indi ko par force mu ñëw parce que affaire u làmb la yéen a ma ko gën a xam vous les journalistes du ma dugg trop ci biir mënuma ci sori foofu laa ci mën a yem mais en dehors de Ama c'est pas Ama uniquement qui fait l'écurie Pikine Falaye Baldé d'accord c'est le leader mais les autres sont là prêts à répondre à toutes les questions donc ci gàttal loolu rek laa ciy tontu quoi te xam ne aussi bon incha allah bu paree d'ici ñuy commencer suñu distribution ndimbal yi ñuy yóbbu il va nous rejoindre incha allah quoi voilà c'est que aussi rassemblement bi comme le préfet l'a dit rassemblement bi préfet bi ñun caravane sax la ñu waxoon ak moom mais le préfet a dit que comme que am na arrêté yu gën a comme quoi que bëgguñu caravane bëgguñu aussi même lii sax dañu ko tere woon nañ la wax dañ ko def dans la plus grande sobriété mais fu ñu waxee écurie Pikine Falaye Baldé teg ci Ama ñëpp xam na ne kenn dootul mën a téye sa bopp alors ñëppay ñëw moo tax ci kaw loolu mu bëgg a sensibiliser dëkkuwaayam Pikine sensibiliser ay supporters am sensibiliser ay andi jàmmam comme quoi que feebar bii nit ñi di laam-laamee ba mu jaral ñenn ñi nga xam ne du ñu sol ay masque sawaay te ñuy nekk ay nitam ak ay supporters am ñu jàppale ko ci parce que ni mu leen bëggee ñooñu noonu lañ ko bëggee bu ko defee ñuy sol ay masque di moytu teg mesure barrière yëpp moo xam saabu bi la moo xam masque bi la moo xam gel bi la donc ci gàttal daal loolu laa mën a tontu par rapport à ça une fois de plus daal affaire u làmb la quoi te ñoo ngi ciy jégalu bu baax quoi voilà yaa ma gën a xam li may wax. voilà amin amin waay est-ce que tamit seen sensibilisation tey bu ñu leen da ngeen di bëre ji huis clos est-ce que pare ngeen yéen pour wax seen supporters yooyu pour que ñu toog ci kër gi xaar leen ngeen dem bëri def Modou Lo non yow fi nga daane la rek foofu laa lay kiiwee dañuy ñaan yàlla huis clos sax bañ a am avant loolu comme ni nga ñaanee yàlla feebar bi dañ nu mu gën a gaawee ñun foofu rek la ñuy taxaw di ñaan yàlla mu gaaw a koo dindi bu ko defee kenn ku nekk dellu sa activité quoi voilà mais quant à huis clos non huis clos ak leneen loolu ñun nous n'avons pas cette responsabilité là il y a l'État qui est là il y a le ministre des sports qui est là et cetera ñoom bu ñu ko waree dindi rek dinañ ko dindi quoi mais ñun mënuñu foncer wu ci huis clos ak non huis clos dañuy ñaan yàlla kay daal bañ ca eggee ak jàmm ak salaam mu bañ a am huis clos bu ko defee ñi bëgg a dem yëpp mën a dem seetaani ko waaw mais waaw dalul leen rek ah waaw kooku waxam la il a le droit waxu làmb la rek comme ni ma la ko waxee rek ñun buñ ci tollee ñun tamit incha allah dinañ ko gis dinañu gis kaw fi tudd léegi non soxlawuma ko parce que man géré wu ma ko man ki ma géré rek ah waaw baax na ba tey rek ñun ba tey baax na rek buñ ca egg ak jàmm ak salaam daal dinañu gis moom it dinañ ko gis waaw buñ dañ ci àgg ak jàmm ak salaam rek li des yëpp waxu làmb waxu mbër la rek waaw bon Souleymane néanmoins le grand frère de Ama est là Jules est là mën na ci sànni yenn kàddu aussi quoi pour son petit frère voilà. C'est bon, des questions pour le grand frère de Ama Jules Baldé Siana waaw. waaw lii de lu baax la ndax fi ñu toll feebar bi mu ngi ay kilifa dañuy nekk hôpital ñoo gën a xam loolu feebar bi moom xale ak mag ñëpp war a takk max laal zel moytu dafa baax te feebar bi dafa garaaw trop feebar bi dafa të gars yi de du të Amérique Japon Chine France Italie Espagne Allemagne moo jaaxal Sénégal di jaaxal dëkk yéen xaju Sénégal nañ moytandiku baax na trop fagaru gën faju waaw moo tax ñu def lii Ama mu ngi fi
non bu heure feeñam jotagul déggoo la wax de non foofu tollagu yow feebar boo xam ne moo tëj monde bi ngay wax waxu làmb yow lii nañ jéem lii dañ yow lii mooy mbër wax kenn mënu ko daan non làmb jotagul bu jotee xam nga ma xam naa la xamante nañu nañ wax si lii mu ji wala mbër bii nañ ko jéem a daan bokk fii toolu mbër ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lô ñoom Ama ñoom Bombardier ñëpp song nañ ko mënuñu ko daan Amérique waxu nopp nañ jéem a daan lii bu daanee rek après jublu si la lee waxuñu promoteur Gambie yooyu lii feebar bii nañ ko jéem a daan bu daanee feebar bi rek wala lamb ji fu mu nekk mun na fa am heure bi la jot xamul lu nekk ba mu jotee xam nga ba nga jotee wax heure bi nga jot mun a wax heure bi la affaire bi tembare ndax feebar bi fi toll dafay gën a yokk dégg ñu ne beneen feebar beneen bu génn beneen boo xam ne moo gën a garaaw bii kon war nga bàyyi sa xel xam ne kon il faut mu def lii pour mobiliser gars yi gën a fagaru. Bonne question. Une autre question. xamante nañ ni ñett yi nii non Une autre question. yow comprendre ko waa dañaa nii xam nañ xiir bi da leen dañ ñoom xam nañ leen waxal bàyyi ñeneen ñi waaw. Une autre question. no wax bu ñu ay xiir yooyu tollaguñ fa yow bu ñu tollee xam ma yow man après rek yow nañ wax si liir na lii jugee fi rek na feebar rek feebar jugee rek ah kooku après combination dina la wax ñaata la waaw. loolu communication la ci wax. Président bi dina ci wax. waaw loolu président dina si wax loolu président dina si eggali waaw man ko sala man nu ñuy daanee ca waxal loolu laa xam kara lam jotagul taxaw waaw waaw xam nga nga posé question bëgg loo yóbbaale te loolu du tey nañ wax si lii tey feebar bu ñu si waxee ba pare ëllëgee boo ñëwee li nga bëgg a yóbbu di nga yóbboo xolo nga naa la camion ndax day diis nañ wax si lii quoi bu ñu waxee lii ba pare ëllëgee boo ñëwee pour làmb ja da nga yóbbu lu bëri waaw tollaguñ foofu xam nga ay bàyyi xel ay yooyu tollaguñ bu ñu tollee rek da nga xam bàyyi nañ xel waa bàyyi ñu xel C'est bon. ok ah maa ngi nuyu waa presse bi maa ngi leen nuyu ah. Léegi président communication la ñu jox.